waaw tur bi Mour la waaw. waaw fii mooy bergerie Xëdda Rufisque jógee côté Serigne Mansour. waaw tey maa ngi indil ki nga xamante moom la mooy Wely Waly bu nekkoon deuxième femelle espoir FILA 2021 ak nga xam ne moom mooy benn femelle bi nga xamante ne doomu màggal la yaayam di doomu Bénis. waaw maal bi rakku Wely Waly la ñoo bokk ndey ak baay ñuy doom si Baay Waly seen yaay nekk doomu màggal. waaw foire bi moom macha allah moom avant tout moom day wax li nga xam ne mooy seen organisation bi dafa jaar yoon. da nga dem foire di nga ñëw 2 jours 3 jours di nga gis seen organisation bi du pare mais bi yoon bu ñu ñëwee fekk nañ macha allah lépp pare na macha allah fi nga ñoom dañ daan def ay base ngénte tey ñu ñëw ñu indil ñu li nga xamante ne moom mooy ay chapiteaux. kan dana leer ni ñoom ñu affaire baa ngi évolué bu baax macha allah di ñaan mu gën a dem kanam rek ñaan mu gën a dem kanam. Mala Mohamed Ndoye waaw fi mooy bergerie Yaa Fatou muy nekk Rufisque Fass Conteneur waaw. waaw fii indi nañ fa ay sujet yoo xam fii indi nañ ay sujet yoo xam ne ay doomu Black Panther lañ ak ay doomu Daaw ak ay doomu Jéego. waaw mën naa ci présenté benn maal bi nii doomu Jéego la yaay doomu ndaw mi ak Ful Black. foire ren bi gis nañu am nañ si mbégte lool quoi kontaan nañ ci toog parce que dañoo ñëw ñu dalal ñu comme si que ni fi lañ bokk waaw ñu leen jëloo remercier bu baax. waaw macha allah foire moom ni ma ko gisee dafa mucc ayib parce que man bi ma wàccee rek ma gisee buntu bi sama xol dafa sedd ndax ñun ay nitu foire lañu parce que foire bu organisation bi amee solo rek bitig yi moo leen njëkk a attiré ni lay bitig yi attiré da ngay gis pocket yi mu fës boo xoolee buntu bi mu jekk da ngay xam ne boo duggee ci biir li nga fi fekk organisation bu mucc ayib effectivement ni ñu duggee ci foire bi box yi vraiment rafet na. box yi yaatu na aéré na te tamit am na visibilité bu baax a baax a baax a baax a baax waaw ci li ma gis. waaw message bi may lancé mooy tey ñun éleveurs yi nan jël suñ xol yi daf ko xolu sàmmkat ndax sàmmkat xolam dafa war a mën a yaatu. ñaar tey li nga xamante ni moo ñuy boole ñun ñëpp nañ ci gën a rafetantal waaw ci ñi nga xamante ni ñoo yor. élevage su laadum yi ak ñun ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci réseaux sociaux yi ñu gën a yaatul xam ne ñun ñoo war a mën a defal élevage nag éleveurs yi nan xam ne réseaux sociaux yi nekkuñu fi di leen ŋàññi dañuy ñëw pour defar seen foire di defar càmm gi parce que tamit càmm gi sans ñoom duñ dem parce que xoolal mbaar mi tey bu ñu ñëwee liggéey bu mucc ayib bi ñu fiy def bu ñu xoolee leneen loo xamante ni day saboté wala day gàkkal ñoom duñ ko jël. parce que dañuy xam ne lii du nekkut image bu rafet boo xamante ni mën naa joyantu suñu élevage bi loolu tamit éleveurs yi dañ leen ciy jàppale ci loolu ñeneen ak ñeneen noonu mais daal loolu laay jox message bi may jox ñun ñëpp ñun doon ay sàmmkat nekk ay patriotes xool ne tey fête bi feetu éleveurs yi la ñun ñoo ko war a mën a defar waaw. waaw ji lay jaajëfal yéen waa Mbarmi TV yéen ñëpp vraiment di rafetlu directeur DJ Xëdd waaw di rafetlu suñu directeur bu mag boobu xamante ni di bi rek la mën a joxe moom waaw. non ni ma gisee foire Tivaouane bi tey sama yaram dafa daw rek tey sama xel daa dem ci foire noppee naa naqari fii ci réew mi Sénégal gii foire noppee na fee naqari ndax lu tax foire noppee na fee naqari innovation ak association yoo xamante ni xale yi ñoo ko yor jiite ko mag ñi bi ñu jiitee tette leen xale yi tamit dañoo rooti ñëw sot ci ndaal yi fekkuñu ndaal yi fees ñuy tànk di ci def dégg nga ko léegi ni ko Ablaye Sarr waxee ñu la ñoom réseaux sociaux yi ñun nekkuñu fi wala communicateurs yi nekkuñu fi pour di ŋàññ xaru kenn wala di ŋàññ bergerie kenn mais dañ fay ñëw en tant que actionnaire majoritaire ci Sénégal en tant que actionnaire majoritaire ci càmm gi ba tax na lépp lu koy rafetal
réseaux sociaux yi ñoo ngi ci biir communicateurs yi ñoo ngi ci biir tubaarkàlla macha allah reporters yi tamit ñoo ngi ci biir. maa ngi tudd Khalis Sané nekk fii si bergerie Kaneen mi ngi nekk Rufisque cité Dabakh waaw. Ali yan sujet nga ñu indi tey. damay indi benn maal bu ñuy wax Moubarak di doomu Muxsin indaale benn doomam bu ñuy wax Law Lacat indi benn doomu Sibéeru indi benn doomu Update waaw. noo gisee organisation bi rafet na jaar na yoon parce que da nga ñëw fekk lépp pare ñu defaral la box yëpp mu rafet nga ñëw fekk chapiteau yi lépp jàmm daal yaa ma gën a xam jaajëf. maaleykum waaw maa ngi tudd Aline Badara Niang dëkk Thiès sunu bergerie nekk bergerie Borom Ndiassane propriété bi di Baba Kounta sunu DG di Nabi ñu koy woowee Mohamed Kounta ma koy nuyu de passage ok. waaw tey ñëw nañu indi ay sujet ñi ngi exposé ñi ngi indi nañ fi doomu sëtu magistrat di doomu Marwan mooy jeune mâle bi añu la voilà indi nañ fi doomu magistrat sëtu magistrat di d'office toll ci 11 mois indi nañ tamit diaspora ak ay doomam muy door a dugg ci 2 ans di door a dugg ci 2 ans di nekk doomu Pape Ndaw nekk sët ci Merlin waaw ak ay doomu diaspora tamit juddu nañ ci foire bi yoo xam ne fii lañ juddoo ñooñu ñu ngi fi diaspora ñëw na ànd ak ay jabaram kii tamit d'office ñëw na ànd ak ay jabaram ak benn doomu Zalatan moo ngi nii. macha allah waaw. man la Khalifa Gaye nekk ci bergerie Khalifa ak Malick man ak sama frère bi ñuy wax Malick. bergerie bi fan la nekk. mi ngi quartier commercial Tivaouane waaw. yan sujet nga ñu indi tey si foire bi. foire bi waaw andi naa ay différents sujets andi naa fi sëtu Soubérou andi naa fi sëtu préfet andi naa fi sëtu Gorgui Sy Dieng andi naa fi sëtu nu mu tuddati sax référendum andi naa fi sëtu Fadam Mbodj waaw ñooñu ñëpp andi naa leen fi waaw. am na solo maal bi mu ngi tudd Casias moom doomu amitié la doomu Soubérou la. non duggul concours. si am naa sujet yi dugg concours quoi. ñaaje sëriñ su mag si yëpp conférence nañ fii mosuñoo am lii kon bu demee ba élevage am lii xam nga ne Tivaouane seen élevage mu ngi yokk nekkul ci dara nag ci teg ko ci condition li bëgg liggéey pour liggéey la lii ñu def nii ku mënul liggéey du ko def. ñëpp di ziar ñëpp man la Sagay Gaye dëkk Tivaouane Darou Salam route de Mboro en face tribunal bergerie les 3P waaw passionné patience partage les 3P indi na fi benn sëtu Roi Bachir benn doomu monument yaa ji nekk doomu Siré di doomu Fadam am na fi ay sëtu Wàllu Mbodj benn jeune mâle bu ñu fi yoroon boo xam Gorgui Sy Dieng moo ko jur muy Ubuntu am na fi ay doom yor nañ fi benn ay sëtu Fadam yoo xam ne benn doomu Fadam moo leen jur muy Siré nekk rakku si Miss Baax yor nañ fi tamit benn sëtu bâtonnier papa ji di doomu bâtonnier di grand shérif yaay ji di doomu Saloum waaw ak ay sëtu amitié bu Siré seen papa nekk Casias waaw seen yaay nekk benn doomu Jololi nekk sët si Gandi ak El Hadj sujet yooyu daal ñoo fi ñëwoon tey. Tivaouane fu ñu jaar mooy booloo xol yi bokk ànd loolu ñu ngi koy wax ëxlu élevage te tamit duñ ko wax si élevage kese si Sénégal yëpp si milieu boo gis nit ki soo leen booloo ànd rek loo leen song daan ko ndax ñun noonu lañ doxalee Tivaouane dañoo bokk ndey bokk baay suñu ancien président Assane ñu koy saluer au passage dikk doole président Khadim ñun membre bureau yi yëpp ñu jàpp si doole président Khadim moo tax ñun lu ñu song dañ koy daan